Bonsoir et merci d'être sur les Niayes TV ñu delluwaat ànd ak yéen ci seen émission le consensus ñi leen di jaajëfal tamit tey ñu ànd ceeg suñu invité du jour daane ko invité boo xamante ne si ni c'est un entrepreneur donc la majeure partie le connaît les autres donc dañ koy bàyyi mu présenté wu wax ñu moom mooy kan. salaamaaleykum Niayes TV ak ay téléspectateurs am ak ñi koy suivre ci internet bi yëpp ak ci àdduna wërgal këpp di nuyu la commune de Kër Moussa ak li ko wër yëpp fépp foo xamee rek Niayes TV mu nga fay amaat ñu ngi leen di jox loxo di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu aussi dalal bi di wax ni ñun Mamadou Diop la ñu tudd ñu gën ñu xam ci Faye Ndiaye dëkk fii ci Kër Moussa juddoo fii yaroo fii màggee fi yàlla dogal ñu jàng l'école ba dem ci université bu ñuy wax Cheikh Anta Diop de Dakar nekkoon faculté des sciences juridiques et politiques bi ñu jógee foofu borom bi dogal aussi ñu nekkoon institut africain de management amee fa lu ñuy wax bachelor en administration des affaires waaye aussi ñu amee fa master 2 en gestion des ressources humaines bu ñu fa jógee it liggéey nañ ci entreprise yu bare ba tey ci dernière entreprise bi nga xam ne foofu la ñu nekk mu ngi tudd Omega Petroleum ci wàllu pétrole ci loolu la ñu nekk tey ñu jaar nag ci secteur d'activité yu bëri xam naa ni bu émission bi gënee dem daañ gën a yaatal loolu waaye it ñu nekk un acteur social di yëngatu ci lépp loo xam ne rek dafay laaj développement wu dëkk bi waaye développement gox bi waaye développement wu Sénégal waaye it ñu nekk ba tey acteur politique bokkoon ci élection municipale yi nga xam ne moom la ñu génn am ci score bi ñu ci am sante ko yàlla bu baax a baax gërëm la commune de Kër Moussa ci confiance bi nga xamante ni bi tant soit peu jox nañ ñu ko ndax boo demee élection am benn nit wala ñaari nit rek dafay tekki ni am na ñu la gëm am na ñu gëm projet de société bi nga xam ne moom ngay développé ci loolu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax occasion amul woon pour ñu mun leen jaajëfal ci taxawaay bi ci ñaan yi ci jàppale bi ci gunge yi waaye aussi équipe bi ñu àndaloon it ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci loolu boo émission bi gën a dem rek ñu xaar laaj yi ñu dugg ci tontu yi incha allahu taala. Monsieur Diop voilà tey nag ñu ñëw ci commune de Kër Moussa donc voilà tey gis ngeen fi ñu accueillir mu nekk place boo xamante ne si place bu mu choisir la voilà moom moo ko choisiral boppam donc Mamadou Diop ñu jàll tuuti ci débat bi sànq dégg nañ la ba ngay nuyoo da nga ne man ñun ñooy Mamadou Diop ce qui veut dire que c'est pas toi seul. donc c'est plusieurs donc pour lan ana ñeneen ñi parce que yow kese laa fi gis daa mel ni. waaw ñun jëmm ji rek mënuñu dara moo tax ñu ni ñun ñooy bëri na lu nekk ci gannaaw ci ay doomu aadama ñu am xarañte gu ëpp suñu bos waaye ñu am xam-xam bu ëpp suñu bos nekkoon doon liggéey ci programme. bu yàgg nag ci lépp loo xam ne rek laal na dëkk bi wala laal na gox bi ci secteur de développement ñu ànd ci ak ñoom ñëpp nekk ay spécialistes waaw dinaa ko yaatal incha allah ñëpp nekk ay spécialistes tey fi ñu toog nii kii ñu dalal borom atelier bi tudd Ndaagu Jaw nekk un artisan industriel ñu choisir place am tey pour defe fi émission bi moom it mu bokkoon ci équipe bi yoroon ci pàcc bu am solo ci li nga xam ne moo nekkoon suñu programme ñu tuddee ko 7 vision wala vision 7 mu nekk ci 7 axe bu njëkk bi nekkoon infrastructure ak équipement boobu Ndaagu Jaw moom moo ko yore woon bu yàlla dogaloon ñu gañ a yëfi équipement boobu moom moo koy liggéey lépp luy jumtuwaay wala équipement boo xam ne mën na jëriñ doomu aadama ci ak dundam wala ci wàllu liggéeyam Ndaagu Jaw yàlla dogal ni mën na liggéey loolu. équipement ci ban côté sanitaire wala. maanaam tey fekk nañ fi lu mel ni jumtuwaay bu ñu mën a liggéeyee saabu tey moom lañ fekk mu nekk lii ma teg sama loxo ni mu bokk ci waaye ak lii nekk sama càmmoñ mu bokk ci waaye nga seen lële lu mag lële. xaw ma moulin la industriel wala lu mel noonu waaw maanaam dama ne
lépp loo xam ni doomu aadama dana yombal ak dundam ci wàllu liggéey Ndaagu Jaw day liggéey loolu moo tax ñu choisir tey délibérément ñëw ci atelier am pour defee fi émission bi te moom kenn la ci ñi may wax am nañ xarañte ci équipe bi am na ñu yor wàllu ndox nekk ay hydraulicien am na ñu nekk ay artistes de renom nekk ci équipe bi am nañ ay juriste nekk ci équipe bi am nañ ay électricien nekk ci équipe bi am nañ ay pharmacien nekk ci équipe bi am nañ ay transformateur en tout cas wala ay ingénieur en production ci wàllu transformation fruits et légumes ci équipe bi loolu yëpp nag moom la ñu bëggoon a andi jox ko la commune de Kër Moussa pour liggéey bi gën a gaaw gën a ñoŋ yàlla dogal équipe bi ñu amoon su may wax ñun équipe boobu amul kenn koo xam ne am na benn vocation politique ay borom yu métier lañ te ku ci ne am nga xarañte bu wér ci métier bi nga xam ne moom nga nekk lu tax mooy commune bu Kër Moussa dafa am retard bu mag a mag de 40 ans presque boo xam ne daf ko accusé ñu ne kon bu ñu ñëwee ak ñoo xam ne dox ak wax rek moo nar a nekk seen métier du sotti dañuy andi ñoo xam ne liggéey rek la ñu xam liggéey la ñu mën bu ko defee développement bi dafay gaaw ku mel ni Ndaagu Jaw benn la ci ku mel ni Alaaji Ngañ tey du wàllam atelier Ndaagu lañ ñëw moom mu nekk ingénieur en électricien ku mel ni Baye Assane Ndoye nekk électricien ku mel ni Sëñ Fallou nekk un artiste de renom ku mel ni Alassane Boy nekk un juriste nekk un chef d'entreprise yor un cabinet d'avocat ku mel ni Pape Mor Ndiaye nekk un ingénieur en transformation ñooñu ñëpp dañu bokk ci suñu équipe ñun man la ñu jiitaloon nee naa la sama jëmm ji moo ci gën a ndaw moo ci gën a xeebu ñooñu may wax ñëpp ay borom xam-xam man la ñu jiitaloon man mu ñàkk xam-xam mii ñooñu ñoo nekkoon ci ginnaaw moo tax may wax ñun bu ma waxee ñun dafay yóbbaale ñooñu borom xam-xam yooyu ñoo tingoom ñoo taw woon équipe bi nga xam ne moom la ñu bëggoon andil la commune de Kër Moussa waaye nag population bi ñoom gannaaw suñu borom ñoom ñooy tànn ah wóoloo gum nañu wala wóoluwaat nañu ki nga xam ni moo fi nekkoon kooku la ñu joxaat ñu nangu ko nag ndax jàmm ak pexem suñu borom ak dogalam waaye ci liggéey boobu la ñuy nekk ba tey programme bi ñu waxoon la commune de Kër Moussa suñu kemtalaay kattan luñ ci mën daañ ko def ak ñoom ànd ko ak équipe bi nga xamante ni bii moom laa fi tudd ñenn ñi rek ñeneen ñi nañ ma ko jégal ndax ku lim da ngay juum wala doo matal ñu xaaraat yeneen laaj indiwaat ci ay tontu. d'accord léegi man dama dégg ngay wax wàllum seeni projet politique bi ngeen amoon ci ba ngay déposer candidature donc man avant may dugg ci projet politique yooyu damay lay laaj ci ban parti politique nga nekk. waaw ñun parti bi ñu demee mu ngi tudd la République des valeurs ci wolof réewum ngor ki ko jiitee tudd Thierno Alassane Sall ñu koy nuyu bu baax a baax di ko jaajëfal ci compréhension bi mu am ci confiance bi nga xam ne aussi am na ko ci ñun. ci parti boobu ci la ñu demee suñu borom dogalit ñu am ci résultat boo xam ne jàpp nañ ni c'est un résultat satisfaisant bu satisfaisant lu tax mooy ñun cundung ñoo nekk parti politique bokkuñu ci benn coalition dem ci élection li ma bëgg a wax am nañ ci résultat bu satisfaisant mooy ñun li ñu am séddoowuñu ko ak kenn ñun ñoo ko am. ñun mën nañ natt suñu bopp ci loolu ni ñun lii moom la ñuy jar ci commune bu Kër Moussa waaye lii la ñuy jar ci fi nga xam ni fii la ñu fekk baax. parti politique boobu noonu kañ la sosu exact. waaw je ne saurais le dire ndax je suis pas trop ancré ci biir parti bi ndax circonstances yi ñu ci ñëwee moo tax. waaw ndax ñu ngi ñëw ci parti bi wala ñu ngi demee ci parti bi. bi ñu nee dépôt candidature yi des na ay ñeenti fan wala ay juróomi fan ci boobu la ñu yàlla dogal ñu daje ak Thierno Alassane Sall mu yombalal ñu yëf yi lool jàppandal ko lool waaye gunge ñu ci moyen waaye gunge ñu ci it ci ay koppar xam naa ne loolu daañ ci amalaat yeneen gëstu pour mun ci gën a andi ay leeral ci waaye daal li ñu wóor mooy Thierno Alassane Sall ministre la woon ci gouvernement bii weesu ci Macky Sall mu nekkoon mu yoroon wàllu pétrole xëy na yéen journalistes yi yéen a may gën a xam loolu
am na lu ko fa génnee ci wàllu woowu ndax ay contrat yu mu bañoon signé loolu bokk na ci li ko tax mu bàyyi ci gouvernement bi ba mu bàyyee en tout cas au lendemain ci la taxawal parti politique boobu suñu borom dogal ñu gisante ak moom ci veille élection liggéey ak moom ba suñu borom may ñu résultat yi ñu may waaye aussi moom it mu may ko résultat yi mu ko may au niveau départemental mooy ay résultats yu satisfaisant ci parti boo xam ne dafa dem sans coalition. Voilà, donc il y a tellement de partis politiques, donc comme Yewwi Askan Wi, comme Benno Bokk Yaakaar. tey jii Alassane moomu noonu jógee ci benn parti ñëw defar parti boppam yow lan moo la assuré qu'est-ce qui t'a poussé à ce que demoo ci Benno Bokk Yaakaar demoo ci Yewwi Askan Wi nga xamante ne c'est connu par tous donc nga ñëw ci parti républicain bi. di la jaajëfal bu baax question bi am na solo waaye ñun à la base bi yàlla di dogal ñu ni ñun candidat lañ Yewwi Askan Wi amul woon. Wallu Sénégal amul woon Benno Bokk Yaakaar moom mu ngi foon Benno Bokk Yaakaar ñun bokkuñu fa woon ndax milité wuñu woon foofu ñun parti démocratique sénégalais lañ doon milité foofu lañ nekkoon di fa milité foofu it la ñu bëggoon demee waaye suñu borom dogalu ko parti démocratique sénégalais demul élection fii ci commune bu Kër Moussa te ñun waxoon nañu ni candidat lañu bu sooba yàlla. ci élection 23 janvier yee di ñëw léegi bi loolu amee Yewwi amul woon mooy waxoon naa ko léegi waaye yeneen coalition yi nga fiy gis yëpp bu weesoo Benno Bokk Yaakaar formé wuñu ko woon parce que Yewwi ñu ngi ko formé à la veille des élections locales te ñun suñu bëgg a nekk candidat wala suñu candidature moo jiitu création coalition yooyu kon création coalition yooyu baax na lool waaye ñun nag. duñu tënk wala ñun nag duñu concerné lu bëri ñun la ñu engagé concerné ñu mooy liggéey bi nga xam ne moom la ñu bëggoon liggéeyal la commune de Kër Moussa peu importe parti politique bi nga xam ni moom lañ koy jaarale suñu borom nag jaarale ñu ci parti boo xam ni parti bu baax la bu mucc ayib la ndax mu ngi tudd. c'est pas confiance n'est-ce pas nga dugg ci parti républicain bi n'est-ce pas donc lan moo la fa poussé à ce que nga dugg ci parti boobu noonu. waaw xam naa ma gën ko leeralaat rek. du question de dañu fa dugg wala dañu fa bëggoon a dugg wala dañu faa dugg ba pare yitte bi moo nekkoon ñun dañuy dem élection du parti ba ñuy demee mooy solo si lool déedéet waaye jëmm ji ak équipe bi nga xam ni moom lañu àndal la commune bu Kër Moussa am confiance kon parti ba ñuy demee am na solo lool te yàlla dogal na ñu daje ak parti bu baax bu tudd la République des valeurs maanaam réewum ngor mu dëppook ñun. suñu équipe la nga xamante ne bii moom la ñuy incarné ñun mu dëppoog moom ma ne la PDS parti démocratique sénégalais la ñu bëggoon demee élection loolu sottiwul parce que bëri woon na ay gàllankoor bëri woon na ay galgal ñu nekkoon ci biir parti démocratique sénégalais di ñu bundu xatal dëkk ak ñun dëkk bi di ñu bundu xatal di ñu andi ay galgal di ñu andil ay coono bugguñu tardel te ñun dañu joxe woon suñu kàddu jox ko. mag ñi dëkk bi waaye jox ko la commune de Kër Moussa ni leen dinañ nekk candidat incha allah kaddu boobu bugguñu woon mukk mu deñ kaddu boobu lañ doon sàmmonteel moo tax ñoom biñ ñu gàllankooree ñoom parti bi ak dirigeant wu parti bi gàntal loolu yàlla dogal ci guddi googu ñu ko gàntalee ci la ñu daje ñun ak Thierno Alassane Sall ñu wax ko suñu mbébét muy dañu bëgg a nekk candidat liggéeyal la commune de Kër Moussa. waaye fañ ko bëggoon liggéeyee ñooñu gàntal nañu ko bañal nañ ñu ko moom. yéen mosoo leen xalaat ni bés dina jot ngeen nekk ak Thierno c'est parce que ñii dañ leen a refuser seen demande. moo tax ngeen nekk tey ak Thierno. waaw mën nañ ko tuddee noonu. ndax wax dëgg yàlla xalaatuñu woon ne daañ ànd ak moom liggéey ak moom waaye nuñ koy waxee ay waay boo gis yiwu waay la moo xam ko ci beneen terme maanaam xàcc boo gis wërsëgu waay la. amaana ñële xañ bi ñu xañ moo tax tey ñu mën a gisee ak Thierno Alassane Sall ba liggéey ak moom mu jaaree nag ci suñu benn xarit di xaritu Alaaji Ngañ bi ma wax ni ingénieur hydraulicien la mu tudd Ndiaga Diop moom it mu nekkoon candidat ci Pout waaye aussi mu jaare ci Babacar Sène moo nekkoon le représentant de la République des valeurs ici dans le village de Kër Moussa moom it mu yombal ko lool suñu gisee ak Thierno Alassane Sall loolu moo ñu boole
ak Thierno Alassane mu nekk un grand homme vraiment boo xam ne Sénégal yaakaar nañ ni mun na compter ci moom bu baax a baax pour li nga xam ne moo des ci kanamu réew mi. souvent dañu naan tey bu nit ki di ànd ak moromam c'est parce que ñoom ñaar ñoo bokk benn point de vue bi yow li tax tey gii nii kay proposé la est-ce que nga nekk ak moom rek ngeen nekk ak moom c'est parce que on dirait que yéen a bokk benn objectif bi wala. waaw xam nga boo créer parti politique c'est pour participer à des élections moom bu muy créer parti am dafa bëggoon élection bu munti am mu bokk ci bu dee local mu bokk ci bu dee législative mu bokk ci waaye bu dee présidentielle mu bokk ci loolu bu nekkee yitteem moom bu gisee ku ko jàppale ci loolu ala kuliyal bu fekkente ni dëppoo nañ ci ay valeurs dañuy ànd liggéey en tout cas Dieu fait bien les choses yàlla dafa dogal moom li muy incarné te ñun xamuñu ko woon ndax dañ ko doon dégg de loin di ko gis ci télé bi di ko gis ci gouvernement loolu moo nekk ci ñun ak équipe bi ñu àndal yépp suñu borom boole ñu kenn ci ñun sonalul moromam ñuy jàppalante ci xel ak ci xalaat ak ci doole loolu mooy li nga xamante ni bii moo ñu boole ak moom te li koy firndeel mooy yaakaar naa bii mooy première élection boo xam ni moom bokk na ci mu am ci résultat bu satisfaisant boo xamante ni bii dana ko permettre suba ak gannaaw suba mu mun a natt boppam waaye mu mun a bokk ci bépp élection boo xam ni Sénégal organiser ko pourquoi pas mu remporter ko loolu lañ koy souhaiter parce que nit ki am na dimension boobu ndax liggéeyal na Sénégal ci lu mucc ayib waaye wane na ngor gi nga xam ne moom la tuddee partem ba Sénégal gépp gis ko loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ koy ñaanal ñun tamit. voilà ñu gis la récemment ci wàllum élection yi nga bëggoon daane ko nekkoon nga candidat pour nekk maire bi du coup mujjeewul baax léegi yow tey maire bi bu ñëwoon bëggoon la proposer à ce que yéen ñaar ngeen liggéey parce que on dit que la politique c'est l'art de bien gérer la cité donc si bu doone da ngaa dem ba bëgg a nekk politicien wala di déposer pour aspirer à être le maire donc c'est parce que tu veux bien gérer la cité donc sa gox moo la yitteel donc tey gii li la yitteel moo yitteel la maire ci sama point de vue laa wax donc tey maire bi bu la jëloon pour yéen ñaar ngeen ñëw bëgg a liggéey ensemble jël la ci biir maire bi yow que serait ta réaction. ñu ngi lay jaajëfal bu baax question bi am na solo waaye mënuñu liggéey ak kii fi nekk waaw bu ñu bëggoon liggéey ak moom wala ñu mënoon liggéey ak moom liggéeyoon nañu ak moom bu yàgg et bu fekkonte ni ñun d'accordoon nañ ci ni muy liggéeyee ba bëgg a liggéey ak moom du ñu nekk candidat. léegi lan ngeen d'accordul ci da ngeen a satisfairul ci li muy def wala dafay deful dara wala. waaw loolu nag xam naa ni moom dinaa am lu ma la ci wax rek waaye la ci des. da ngay fexe nga laaj ko li ma la mën a wax daal mooy def na fi 20 ans la fi defoon li mu fi def bu dee am na lu mu fi def xëy na ñàkkul ni am na lu mu fi def ñun dañ koo xeeb lool li mu fi def. yéen gisoo leen ko daal. dama ne li mu fi def ñun xeeb nañ ko lool li mu def dañ ko xeeb lool xeeb ko moo waral ñun ñu ñëwoon nit candidat lañu andi suñu programme bëggoon ko doxal. kon bu fekkonte ni mënoon nañu liggéey ak moom wala bëggoon nañu liggéey ak moom loolu dafay yomb. déjà budget Kër Moussa ñaata la. ñu ngi ci 768 millions 900 768 millions 900 ñu la koy natal ci at te gisuñu fi wax dëgg yàlla benn réalisation boo xam ni majeure la bu ñu mën a teg loxo ci wàll yëpp nag secteur yëpp dafay sooxe. 20 ans de 20 jours. Donc c'est la jeunesse qui décide donc je ne crois pas que si jeunesse bi bu demee ba éliraat ko c'est parce que am nañ confiance ci moom mais yow nee nga gisoo li mu defu fi lu jar donc yow tey defu fi lu jar est-ce que commune de Kër Moussa nii la meloon. waaw aussi 20 ans nga toog ñuy def élection génne wuñ la fi parce que ñi tamit ñoo ngi gis. waaw ci loolu liñ la ci mën a wax mooy majorité bi voté luñu ko ndax bu fekkente ni da nga dem ci ay élection nga remporté ko ci 35% ci chiffre yu ñu amagum 35% ce n'est même pas la moitié eggoo sax 50% boo eggoon 50% sax ñu mun a nangu ni askan wi moo la fi tegaat askan wi moo la wóolu joxaat la waaye boo xoolee yeneen 65% yëpp dafa dem ci opposition bi 65% des voix en tout cas des suffrages
exprimer dafa dem ci opposition bi kon nit ñi wala ñiy voté wala population bi opposition bi la ñu gën a jox baat te loolu musul am ci élection daf ko daan remporter largement. Cette fois-ci mu. Attends, c'est pas clair parce que vous avez dit 30%. 35. 35%. Ah. Donc comment ça se fait que 35% mu continuer toog ensuite la population gis ci seen bët yow mi nekkoon opposant nga gis ci sa bët te t'as pas réagi. waaw xam naa ne xaaral ma gën a leeralaat yëf yi élection la ñu demoon mu amoon 6 candidats 6 candidats élection yi particularité bi moo nekkoon raw gàddu la ku la jiitoo benn voix sax moom mooy toog léegi yàlla dafa dogal ni moom moo ëppale ay voix mais ëppale ay voix tekkiwul ni ñi ëpp moom lañ votel ñi ëpp votel luñu ko ñi ëpp opposition bi lañ votel opposition bi dafa séddoo li ëpp ci population bi opposition bi dafa séddoo li ëpp ci population bi muy les 65% moom mu am 35% maanaam minorité bi moo ko votel waaye gannaaw raw gàddu la nag moom moo leen rawee ay voix moo tax mu nekkaat fi mais loolu li muy tekki mooy il est impopulaire maanaam tajatul siiwatul li ëpp ci population bi wóolutuñu ko li ëpp ci population bi dénkuñu ko kon lenn rek ci population bi ñoo ko dénk loolu moo tax ñu ne liggéey ak moom gëmuñu loolu ndax dañu gëm ne ñoo ko gën a mën moo taxoon ñu bokk dañu gëm ne ñoo ko gën a xam moo taxoon ñu bokk waaye dañu gëm ne ñun la nit ñi gën a wóolu moo tax ñu bokk ndax bu fekkonte ne am nañ benn confiance ci liggéey bu muy liggéey wala ñu gis ci lenn loo xam ne satisfaire nañu doonul jar ñuy nekk candidat kon bu fekkonte ne lépp baax na lépp dox na ci 20 ans yi mu fi nekk duñu sonal suñu bopp ni nekk candidat. discours yi souvent dégg nañ ko. dégg nañ nu mu tudd sax candidat yi balaa ñoo toog. du coup dañuy promettre par-ci di promettre alors que bés bu ñu toogee lu ñu doon wax ak lu ñuy jëfee c'est deux choses léegi nag foofu après di nga ma ci gën a leeraan question bi lu ñu la bàyyi woon fii rek remarque bu ñëpp def la parce que dañuy gis ne candidat balaa moo toog fii lay nekk di promettre par-ci promettre par-là voilà te lu muy promettre lépp kenn du ci gis dara askan wi tout le temps dafay nekk di jooy surtout mbënd bi bu ñëwee aussi jooy bi si lay gën a bëri donc yow tey daanaka am na loo promettre woon askan wi tey est-ce que tey yow mii di xeex pour maire bi jug fu mu toog est-ce que yow boo toogee tey jii nii li nga doon wax askan wi ndax di nga ko respecté wala. waaw jërëjëf ci question bi benn borom xam-xam dafay wax ne bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër ñi promettre ñoom la engagé ñun promettre ñu ñun ay engagement la ñu joxe. te dañu ne yàlla dogal na kenn faluñu ki fi nekkoon la ñu fal waaye ñun ñi nga xam ne faluñu ñu amoon programme bi dama ne dañ koy doxal xanaan loolu engagement foofu lu mun a yem dañu ne dañu amoon programme bu tudd 7 visions mu nekk 7 axes moo am ay points ay tomb dañu ne li ñu waxoon ci programme bi yëpp incha allah suñu kemtalaay kattan daañ ko def ci juróomi at yi donte. commune bu Kër Moussa tànnuñu ñu comme maire la ñu waxoon ak ñoom dinañ ci jéem suñu kéemtalaay kattan def ci la ñu mën yëpp loolu ku bëgg a nekk maire kese loolu du la yitteel ñun li ñu yitteel gannaaw mairie bi mooy liggéeyal Sénégal te liggéeyal Sénégal nag laboratoire bi commune bu Kër Moussa la fi lañ koy testé fi la ñuy defee liggéey bi programme bi lañ ci waxoon muy 7 points. commune bi yëpp di ñu dégg. te xam mën nga ñu citer la 7 points mu gën a leer. waaw 7 axes yi bokk na ci bu njëkk bi infrastructure ak équipement bi ci topp nekk eau électricité éducation santé cadre de vie jeunesse ak sport gestion des terres. gestion des terres ma continuer s'il vous plaît ci question bi gestion des terres waaye 7e bi nekk culture ak digitalisation de l'administration communale loolu moo nekkoon juróom-ñaari tomb yi juróom-ñaari tomb yooyu la ñu ne ñun bir nañu ni am na ci loo xam ne mën nañ ko def ci juróomi at yi la nga xam ne mën nañ ko ci def suñu kéemtalaay kattan ci juróomi at yi bu soobee yàlla lépp nañ ko def waaw
xam nga budget moom dafa am ñoo xam ne ñoo ko moome mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy natal fal leen de plein droit ñu am légitimité am légalité ñooñu ñoo ko moome waaye ñun nañu defoon ba dem campagne ak suñu moyen wu bopp nañu defoon ba bokk ci élection yi ak suñu moyen wu bopp noonu la ñuy defaat ba li nga xamante ni bii waxoon nañ ko ci programme dañu ne la ñu ca mën suñu kemtalaay kattan daañ ko def ak suñu moyen bopp parce que yàlla dogal na ñun ñu nekk suñu équipe yëpp je touche du bois kenn taxawaalu ci ñëpp suñu borom mu ngi leen di suturaal ñu ngi daan seen doole am na ci lu ñu jàpp di ci liggéey te campagne bi noonu lañ ko defee woon ku ci nekk dafa génne sa buy sa bisaab sa siddéem ñu cotiser ko dem campagne yi loolu la ñuy defaat réaliser li nga xamante ne bii suñu projet la. d'accord léegi nag gis nañ ne campagne bi avant après ba scrutin bi donc ñu bëggoon xam sa jàngat ci wàllum campagne bi. jërëjëf laaj bi am na solo lool xanaa nga may ma rek ma taawi ko ndax dafa nekk laaj bu am solo ndax da nga ni avant pendant ak après scrutin bi ban jàngat la ñu ci am jàngat bu njëkk bi avant wax naa ko sànq nee naa galgal yi dafa bëri woon lool ci parti politique bi nga xam ne moom lañ nekkoon combat bi foofu la njëkkoon a nekk ñu seq ko ak ay dinosaures politique yu féroce waaye nag ñu manqué tuuti nañ ma jégal ñu manqué tuuti intelligence ndax seen yitte moo nekkoon ñun ñu bañ a dem élection loolu moo nekkoon seen yitte ndax ci biir parti bu ñu nekkoon dafa amoon ñaari candidat ci biir PDS kenn ki nekk ñun keneen ki nekkoon keneen léegi kooku la mag ña fa nekkoon bëggoon jiital ñun ñu ne du ci dal li tax du ci dal mooy kooku dafa bokkoon ci équipe municipale sortante bi yoroon fa la commission domaniale maanaam wàllu suuf si bëri ay yàqu-yàqu ci Kër Moussa lool loxoom nekk ci biir maanaam suufu Kër Moussa dafa bokk ci suuf yi nga xam ne dafa bëri jafe-jafe ay contentieux caxatee bi dafa bëri te ki may wax nii bokkoon PDS moom moo yoroon suuf bi ci 20 ans wu maire bi fi nekkoon 15 ans presque moom moo yoroon suuf bi kon kooku bala muy laajaat mairie wala muy nekk candidat dafa war a rendre compte donte ñoo bokk parti parce que waxtaan nag wax dëgg daf ciy baax ñoo bokk parti kon xeex bi foofu la commencé woon ñun ak moom mun dafa bëgg nekk candidat ñu ni ko yow munoo nekk candidat parce que say loxo dafa takk setul kon munoo nekk candidat léegi nag mu nekk xeex foofu xeex bu metti ba xeex boobu nar ñu jëlal temps nar ñu tardel noonu la ñu bàyyee foofu PDS boobu ñu naroon dem loolu moo ñu boole ak Thierno Alassane Sall muy Hervé kon muy doon gàllankoor bi njëkk bi yàlla dogalee ñu bokk ci élection yi ba dugg ci pré campagne wala campagne yeneen coalition nag nekkoon ci dëkk bi coalition yi seen yéene moo nekkoon ñun ñu ñëw ànd ak ñoom loolu lañ bëggoon waaye réussir ñu loolu waaye nag bëgguma tudd ay coalition yi moom mooy coalition yi nekk Sénégal ñëpp xam ko foo dem ci gox-goxaan yi amoon nañ fi ay représentant coalition Yewwi mu ngi fi Gëm sa bopp mu ngi fi Wallu Sénégal mu ngi fi bëri nañ coalition yi yooyu ñoo nekkoon Kër Moussa tamit coalition yooyu ñoom bu ñu sañoon ñun dañuy bokk ci ñoom waaye nag ñun ñoo xam li tax bokkuñu ci ñoom waaye loolu tax na ci biir campagne bi yëpp coalition yii ñuy wax ni dañ doon yàq suñu der ñoom ñun ñoo bokkoon adversaire bi ki fi nekkoon la ñun ñëpp ñu waroon booloo jëli ko fi wala boog bu ñuy def campagne ñun ñëpp ñu war a def campagne ci moom pour jëli ko fi du loolu la waaye li ñu seetlu mooy coalition yooyu may wax bu mel ni rawatina Yewwi Askan Wi ñoom seen campagne yëpp ci ñun lañ ko doon def Mamadou Diop Faye Ndiaye de monsieur le maire bi fi nekk moo ko ngemb moo ne ci gannaawam durant toute la campagne électorale ñoom loolu lañ doon wax léegi yow monsieur le maire ngemb la. ñu am ci ay preuve ni ñoom loolu lañ doon wax ñu di ko dégg muy ñëw ci ñun ñu di ko wax ci seen ay meeting di ko wax ci seen ay porte à porte yi ñuy def ñu di ko dégg loolu dafa bokk ci gàllankoor yi te nag adversaire wax dëgg yàlla dañu jàpp ni boo ko respecté wul boo ko joxul importance doo wax ci moom loolu satisfaction la woon d'une part satisfaction la parce que ki la bàyyi xel rek
moom mooy wax ci yow nga tere ko nelaw loolu moom mooy li nga xam ne moo wér askan wi yëpp gis nga ba ci jour dañ doon bind ci mur yi ni Faye Ndiaye monsieur le maire la daa dañ ko bind ci mur yi te ñi ko doon bind xam nañ leen ndax tudd nañ leen léegi waaye fu ñu dem it dañ ko doon wax. loolu mooy ñu jug rek inventé loolu soit dañ leen a gis wala ñu am preuve ni monsieur le maire yéen ñaar dara ngemb wala ndax jug nii rek. waaw loolu day loolu moom sa xalaat la yow sa wax la yow waaye dañu ne yow sa xalaat la sa wax la yow waaye xalaatu ñeneen ñi xëy na da nga dëppoo xalaat ak ñu mel ni waa Yewwi ko doon wax loolu mooy li ci nekk waaye dañu ne ñun ñàkk ñu fayda monsieur le maire bi fi nekk ëpp ñu xam-xam ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda suñu moromu bàyyi la nag jox nañ ko cër bi moo tax ñuy wax maire bëgguñu tudd turam par respect waaye dama ne ëpp ñu xam-xam ëpp ñu engagement gënuñu bëgg la commune de Kër Moussa koo xamante ni bii 35% la ñu la falee kon population bi wan nañ la gannaaw population bi bàyyi nañ la te loolu jaugé woon nañ ko ñun ñëpp candidat yëpp gisoon nañ lépp loolu ñun candidat yëpp ànd ak moom xam ñëpp xam nañ ne xaru la ku ànd ak moom fii en tout cas mooy seul maire bi gagné te jubilé wul parce que ñemewul jubilé parce que il est impopulaire dañu ne équipe bi ñu àndal am expertise bi ñu lay wax nii am fulla ak fayda ñooñu rek xëy na man su ma ñàkkoon fayda sax ñooñu ñàkkuñu fayda bay jiital koo xam ne day langaamu ci maire boo xamante ni bii def na fi ñaar fukki at defu fi dara lu ñu mën a teg loxo ñun ñàkkee ñu fayda noonu waaye moo waxaat la ni la satisfaction la woon ci ñun li tax coalition bu toll noonu wala coalition yu toll noonu benn candidat ñuy wax ci moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg kon candidat boobu am na importance candidat boobu ñoom bàyyi nañ ko xel loolu mooy satisfaction bi ñu ci am waaye nag tardeel nañ ñu lu bari ndax fu ñu jaar wax fa yàq fa ñun dañ fay jaaraat bëgg a nekk fa di weddeeka di dindi ndax dañ naan weddi du ragal setal sa dar la loolu mooy li ci nekkoon loolu ci gàllankoor yi la bokkoon suñu borom dimbali ñu ci waaye beneen gàllankoor bi loolu ci bésu élection bi la am wala parce que dañu xaw a nuroo bulletin ak beneen candidat mu nekk ñaari bleu blanc dañu nuroo bulletin ak beneen candidat loolu tamit nekkoon na gàllankoor ba nga xam ne suñu militants yi ñi nga xam ne ay primo votant lañ c'est la première fois ñuy voté wala ñi nga xam ne ay mag lañ wala ay màgget lañ wala bokk seen gis-gis neexul doonu ñu xàmmee lool ñaari bulletins yi loolu it parce que dañuy yëg ni am na foo xam ne am nañ fa représentativité bu wóor bu mat sëkk waaye lañ fa am ci ay voix dafa néew ñu gëm ne loolu la bismillah. donc ressemblance boobu noonu ci bulletin bi c'est dû ak nga toog ba 3 jours doogaa inscrire wala ñoom seen pexe la comme ni nga newee ñoom dañoo nekk di yàq seen dar ci ginnaaw daal. déedéet loolu jotewul dara ak yeneen coalition yi ndax coalition boobu coalition bu kii la bu normal la parti bu normal la loolu moo nekk ay couleur am bleu blanc moo nekk ay couleur am waaye couleur yi dañu xaw a niiroo ñun ñoo bokk nañ ci ñi njëkk a déposé ci élection ñun ñoo njëkk a déposé loolu bu ñëwee du suñu faute ñun waaye du faute candidat bëri tamit loolu xëy na commission électorale bi loolu ñoom ñoo ko waroon saytu ñoo waroon gis ni ñaari bulletins yi dañu xaw a niroo ci sigle yi ak symbole yi rek ak tur bi la ñu wuute waaye loolu yow mi yàgg a voté yow yaa koy xam mais ki nga xam ne yàggul voté mën na ko bañ a xam on a beau expliquer ci biir campagne bi ci plateau télévision yi ñu def ak rajo yi waaye explication yi amaana doyul ndax vote dafa nekk loo xam ne dafa sacré ba nga xam ne doomu aadama bi gis nga bu duggee ci biir bureau bi dafay nekk ci pression bu amul lucidité lool la mu bëggoon a def sax wala comme bëggoon votel sax amaana du ko votel loolu tamit bokk gis nañ ni loolu it gàllankoor la waaye am na it yeneen faiblesse wala bokk bu mën nañ ko tudde noonu yoo xam ni mënaguñ ci dugg jàngat nañ ko ba teg loolu suñu yëfi bopp la suñu mbiri bopp la daañ ci liggéey te am nañ yaakaar ni loolu mooy tax suba ñu am ndam loolu dañ ci liggéey ci la ñu nekk waaye daal en gros bir nañu ni ñun nekkoon nañ candidat bi nga xam ne wala candidat bi nga xam ne
mooy moom la ñu gën a attaqué ci campagne bi. donc da nga ne am na benn évaluation bi nga def mais loolu seen mbirum bopp la. donc du ma ci jéem a dugg parce que seen mbirum bopp la. mais est-ce que manque de communication bi tamit bokk ci ak ñàkk wàcc saafonteeg askan wi ak jeunes yi parce que jeune mooy élire njiitu dëkk. jërëjëf ci laaj bi yàlla dogal na ñun bokk nañ ci candidat yi gën a jege population bi bokk nañ ci candidat yi gën a jege ndaw ñi ndaw ñooñu ñu gën a jege sax ndaw ñi ci gàllankoor lañ bokk parce que bëri na ci ndaw ñoo xam ne dañu jege te yàlla dogal na mënuñu voté li wér mooy bu doon extrait de naissance mooy voté ñun ñooy gagné ndax ñun ñoo gën a jege ndaw ñi loolu mooy li nga xam ne loolu la yàlla dogal kon di wax ni loolu du jafe-jafe du gàllankoor li ci des mooy liggéeyaat ndax yitte bi changé wul yitte bi mooy kii fi nekk nii lañ fi bëggoon jële te mu ngi fi ba tey kon liggéey bi dafay continuer waaye dañoo amoon programme doon ko doxal wala bëggoon ko doxal ànd ko ak la commune de Kër Moussa programme bu dañuy continuer di ko doxal ak suñu moyen bopp ànd koog askan wi yëpp la ñu ci mën suñu kéemtalaay kattan loolu ñu continuer di ko doxal beneen laaj. voilà léegi man benn laaj bu ndaw rek laa bëgg a laaj tëjee ko donc yow gëm nga ni yow mën nga servir comme par exemple d'ici 5 ans tey bu la population de Kër Moussa dafay confiance ba jox la maire bi yow gëm nga ni yow pare nga pour li nga doon critiquer kii nii est-ce que nga surmonter loolu noonu avancer ba doo xaar 20 ans mais d'ici 2 ans di nga arriver à atteindre tes objectifs. waaw ki fi nekk ñun critiqué wuñu ko. aussi contre nga ay actam. waaw may ma ñëw rek critiqué wuñu ko dafay deful lu ñu mën a teg loxo loolu dafa doy sëkk askan yëpp gis nañ loolu dafay deful lu ñu mën a teg loxo moom moo critiqué boppam ndax duñ la dénk mbir nag 20 ans puusoo paasoo defoo fi lu aju am ngooñ kon yow yaa weddi sa bopp yow yaa critiqué sa bopp te li koy firndeel mooy électorat bi 35% ñoo ko voteel kon amul popularité wu ñun waxuñu mairie. jéggi nañu mairie suñu bët ndax dama ni la am nañ compétence wala xarañte bu yor Afrique bu doon Afrique tey benn réew la am nañ xarañte am nañ compétence am nañ équipe bu mën a yor Afrique waaye am nañ xarañte am nañ compétence am nañ expertise bu mën a yor réew mi Sénégal laay wax de te foofu lañ jëm bu soobee yàlla waaye it kon yooyu bu fekkee ne daje na. mairie bi laboratoire la woon rek ci ñun maanaam salle d'entraînement la woon ci ñun ñu wan askan wi ak équipe bi ñu àndal wan ko commune bu Kër Moussa li ñu mën suñu kéemtalaay kattan bu ñu fa jegee dem ci région bi wane li ñu mën dem ci département bi wane lu ñu mën waaye dem Sénégal wane lu ñu mën ba Afrique wóolu ñu ñun foofu la ñu toll ñu bëgg commune bi yëpp xam ne ñun bët bi wax dëgg yàlla. xarañ tegee compétence bi ak équipe bi ñu àndal liggéeyam ëpp na fuuf liggéeyu mairie ñu amoon yéene rek wax dëgg yàlla te dañul bëgg ko baaxeewu commune bu Kër Moussa ndax nee naa la ay liggéeykat ñoo ci nekk ku ci nekk am xarañte bu wóor ci domaine bi nga nekk ku ci nekk encore une fois am xarañte bu wóor ci domaine bi nga nekk def fa ay preuve yu wóor ci domaine bi nga nekk. en tout cas bu ñu ko Ñaay TV maye tey ci atelier Ndaagu Jaw la ñu ñëw waaye suba dañuy dem atelier Fallou Diop gannaaw suba ñu dem seeti Ngañ hydraulicien ci barabu liggéeykaay bu mu nekk ak réalisation yu mu fa def ci wàllu forage ak wàllu ndox waaye gannaaw suba ñu dem fekk coach Laay ci terrain de basket bi mu nekk waaye ñu fekk ko ci entreprise bi mu nekk en tant que entrepreneur bu ñu fa jógee ñu seeti suñu avocat bi ci cabinet ci barabu liggéeykaay bi mu nekk waaye bu ñu fa jógee ñu seeti le transformateur et l'ingénieur transformation fruits et légumes monsieur Ndiaye ñu fekk ko ci barabu liggéeykaay bi mu nekk mu wan ñu domaine de compétence am waaye bu ñu fa jógee ñu seeti suñu électricien bi waaye bu ñu fa jógee ñu seeti suñu pharmacien bi waaye bu ñu fa jógee ñu seeti boutiquier bi waaye ñu seeti suñu entrepreneur yi ku mel ni Modou Falange ku mel ni Bàcc Gueye ku mel ni yooyu mooy compétence yi nga xam ne moo mën a tabax am réew
mooy expertise bi nga xam ne moo mën a tabax am réew te ñun loolu la ñu amee waaye du ñu ni xëy na dañ ko yeex a xam commune bi population bi dañ ko yeex a xam xëy na dañu ñu xamul woon bu baax wala xëy na dañu xamul équipe bi bu baax wala dañu jëlul temps wu gëstu ko bu baax a baax a baax a baax xëy na loolu mooy li ci nekk waaye it xëy na dañoo yàq seen xel te ñun dañoo gëm ni sax dañoo yàq seen xel. tey yéen a soxla est-ce que du yéen a war a mën a dem fekki population bi et non population bi di leen fekk si. waaw li ñu def nii ci fekk ji population bi ci la nekk ndax Niayes TV day dugg ci salon yi dafay dugg ci salon yi dafay dem ci penc mi lii ci la bokk te bokk nañ ci équipe ci candidat yëpp équipe yi nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a communiquer ci plateau télévision ak ci rajo waaye it bokk na ci équipe bi nga xamante ne bii moo ëppoon ci wàllu télécommunication xarañte ñu def ci campagne anam boo xam ne kenn laa wax ci commune bu Kër Moussa ba élection amee ak léegi kenn mësu ko def li may wax ni nous laissons aux populations de juger benn laa wax ci candidat ba élection amee ci histoire commune bu Kër Moussa ba léegi defu fi li ñu fi def ci wàllu communication. La population a déjà jugé parce que 20 ans aussi 20 ans comme je le disais auparavant 20 ans c'est pas 20 jours mu ñu waxaat mu déposer waat candidature ñu jëlaat ko élire ko donc tu ne crois pas à ton humble avis que la population a déjà jugé. waaw population bi jugé na à 35% déggoo li mu la wax de dama ne population bi jugé na maanaam bu ñu jëlee téeméeri nit yu ne fanweer ak juróom ñoo ànd ak moom kon ñi ànd ak moom bëriwul ana juróom benn fukk yi ak juróom benn fukk ak juróom moo ëpp fanweer ak juróom ci téeméer boo jël ñoo ànd ak moom ñoo ko woteel kon moom il est impopulaire siiwatul gënatul baaxatul wóolutuñu ko tojul wallahi lazim bu doon ci réew yi démocratie yi avancé la dafa war a bàyyi dafa war a teg ndombal tànkam parce que ku juróom fukk daan fal ci téeméer boo jël wala juróom fukk ak juróom tey fanweer ak juróom ci téeméer boo jël ñoo la fal da nga war a xam ne nag ñi la fal moom du population bi parce que li ëpp ci askan wi wan nañ la gannaaw moom rek laa gis ci maire yëpp nag maire bu gagné ba pare jubilewul woote woo tànn béer woote woo sabar woote woo dara parce que ñemewuloo ko sax def parce que boo ko defee xalaat nga ni leneen dina la ci fekk kon ay la yéen nag la ma ko waxoon rek ci émission ba ñu defoon li ñu koy yéene woon wax dëgg yàlla du lii du ñëwaat fii di sonn nit ñi di ko yuuxoo ko bravo li ñu koy yéene woon mooy mu jël piliyaanam ndànk dem toog jox ñi nga xam ne ay ndaw lañ boo leen yónnee dañuy gaaw te am nañ xarañte bi suñu borom dogal na ko am nañ kàttan bi ñu liggéey commune bu Kër Moussa parce que dañu tardé retard 40 ans la ñu am pour ñu rattraper ko nag duñ ko jox koo xam day yoot wala day làmbatu parce que ba mu fi toogee ba léegi day jàng loolu ay la yéen mooy li ñëpp gis en tout cas rien ne sera plus comme avant li amoon dootul am ndax daañ taxaw nag temm yor suñu ay bët di xool waaye yor suñu nopp di déglu dañ wax bu soobee yàlla bu wax jotee waaye danañ jëf dootuñu ko bàyyi mukk na mu daan def di salaxee mbir mi di gundaandaat ak ndaataatalax non loolu moom dootul am kooku moom qu'il se le prenne pour dit que ni loolu dootul am te loolu nag am naa ni taxawaay biñ ci am moom la ci li ma wértéwoon mooy yeneen candidat yëpp di am nag te ci loolu lañ leen di woo population bi yëpp ne érigé wu en un seul homme veillel seen bopp ci li nga xam ne moo fi nekk maanaam 65% yooyu nga xam ne faluñu ko war nañ ko gannaaw nañu xoolal mbir mi seen bopp surveiller ko seen bopp lu ñu ci war a wax ñu def ko wax ko lu ñu ci war a def ñu def ko buñ ci war a am taxawaay ñu am ko ci ndax xeex bi du scrutin bi kese scrutin bi mooy li gën a mineur ci xeex bi li ci des nag volonté populaire la ne population bi taxaw bàyyi xel bu baax a baax li bi def ñi amul métier ci mairie bii di jaay suñu suuf si di ko jëndee ay oto ki kër population bi da ko war a dakkal ci nu mu gën a gaawee mu dakk koo xam ne ba nga juddoo sa ndey ak sa baay ba léegi mosoo am métier mosoo liggéey nekk fii di ndaataa talax ak diggu ndaataat loolu dafay dakk te dana dakk bés ni ki tey ñu ngi xaar suba mu jël fonction parce que nee nañ suba la ñuy installé mairie yi incha allah ak adjoint maire yi ñu ngi xaar loolu te nag ba léegi sax wóoru sax ndax ni moom mooy nekk maire ndax am na
coalition bu dugal recours Yewwi dugal nañu recours contester résultat yi ñu ngi xaar loolu it fan la wànneen di mujjee ki gëtam kon ñu ngi koy installé waaye ñu ngi koy installé it ci loo xam ne wóoragul daal mu ngi noonu di xaar beneen laaj bu fekkee am na ñu dugg ci beneen tontu jërëjëf. ce dernier mot booy sànni askan wi voilà nga sànni ko ñu fas yéene koo tëjee rek te xam ne yoon di yem fenn benn un autre jour dinañ jàll ci yeneen gën a xool gën a xam vraiment yow ak sa équipe fan ngeen nar a jëm ak lan ngeen di xaar ak seen ak population de Kër Moussa. jërëjëf Niayes TV ñu ngi leen di jaajëfal ci seet si bi ngeen ñu seet si woon di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di wax ni bëgg nañ lool ci dalal bi ngeen ñu dalal ak ci opportunité bi nga xam ne may ngeen ñu ko pour ñu mun a wax li nga xamante ni bii mooy foofu la ñu déparé waaye fan lañ jëm di leen jaajëfalaat baax a baax a baax di ci jiital Serigne Ousmane Diop waaye ak équipe bi muy àndal yëpp ñu nekk ci gannaaw ak yow mi toog waaye di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax équipe bi nga xam ni ñoom la ñu àndal ci liggéey bi te jeexagul waaye di gërëm toute la population de la commune de Kër Moussa ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci seen doom ci confiance bi nga xam ne am nañ ko ci seen maire Mamadou Diop ñu gën ko xam ci Faye Ndiaye waaye di wax population boobule confiance boobu ngeen amoon ci ñun natt nañ ko à sa juste valeur xam nañ lu muy jar pesé nañu ko te ñu ngi ciy liggéey am na loo xam ne teg nañ ko sur place bu jotee ñu communiquer ci daañ ci communiquer incha allah te bi ñu ko tegee nag yitte bi mooy la nga xam ne amoon nañ ko ci nësër la nga xam ne amoon nañ ko ci ay naal ci bëgg liggéeyal commune bu Kër Moussa loolu dañu ne équipe bi du ci tàyyi du ci sonn daañ ci def suñu kéemtalaay kattan liggéeyal ko la commune de Kër Moussa di wax commune bu Kër Moussa daal ne leen su ngeen mënul jàpp ci maire bii fi ne ndax xam naa ni mun leen ci jàpp leen ci maire bu baax bii muy Mamadou Diop di Faye Ndiaye ndax la ñu waxoon ak yéen bu sooba yàlla daañ ci def suñu kéemtalaay kattan di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax a baax di massawu coono militants yi mbokk yi am di jàmm yi ak équipe bi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci campagne bi di wax ne bu ngeen ñu ko may it ñu wax leen ni leen bëgg nañ benn par benn présenter leen suñu équipe ñu xam expertise bi fu nekk tey ñu ngi nekkoon ci atelier Ndaagu Diaw mu nekk un artisan industriel ci suñu programme mu yore woon ci volet bu am solo lool bu tuddoon wàllu équipement foofu lañ nekk tey muy defar lépp loo xam ne jumtuwaay la wala équipement la ci wàllu industriel ñu fekk fi tey machine bii nga xam ne mooy defar saabu donte pareegul xam naa ni bëggul woon sax ñu génn ko waaye ñu wane ci ay mbir rek looloo taxoon tey ñu ñëw ci atelier pour présenter leen ko waaye aussi bëgg nañ it ngeen seq jotaay bu gën a yaatu comme ni ñu leen ko waxee li nekk ci suñu biir commune bu Kër Moussa xam ko waaye Sénégal xam ne am na ay doomam yu xarañ ci wàll yëpp yu ko mën a liggéeyal dëkk fii ci commune bu Kër Moussa di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax mboole yi nga xam ne it ñoo fi teew doon teewlu jotaay bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen wax salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. merci aussi ci acceptation bi nga accepté suñu invitation ak accueil bi vraiment gis nañ tamit li nga fi jot a wax vraiment c'est quelque chose d'important qu'on peut loo xamante ne si mën nañ ko bàyyi xel tamit ma lay jaajëfal di jaajëfal ñi fi nekk di jaajëfal sama ay groupe ñi ma accompagner di jaajëfal tamit ñi may seetaan nekk ak man chaque jour di suivre bu baax émission bi donc merci à vous tous di leen jox dig daje mardi inchallah ci beneen émission ak ci beneen thème merci bien.